mu ne ku jinne buy ñëw na ñëw mu gaaw mu ñëw rek jébbalu sinon bu ñëwul jébbalu dinañ ko toroxal dinañ ko weer. defe naa ne loolu keroog jinne wax na ko fi démb la wala barki démb. démb la waaw. waaw macha allah. Ahmed Aidara waaw. waaw léegi mun nga laaj yaayam d'abord mu expliquer yow nga concentré wu ci jinne bi kanam bi nga jëlaale jinne bi ñu laaj yaayam. nga jëlaale jinne bi. jëlaale yaay bi. ñu ngi lay nuyu. waaw ñaa ngi lay fay. tur bi sant bi ak fan ngeen jóge. maa ngi tudd Kaja Ndiaye ñoo ngi jóge Wuro Sogi. Wuro Sogi. Wuro Sogi lañ jóge waaw. waaw. doo ñu mën a wax ci lii. lii de affaire bi si moom am na juróomi at. ndax boobu bi nga am 13 ans mi ngi doon jàng école moom daal si école bi la koy jëlee daa am ñu mu xet bu bon mooy ñëw benn xale bi mu jot doon foofu après magu xale bi dóor ko sànni ko xeet si bopp depuis bi ñu ko sàndee xeet si bopp daal depuis boobu la amatul jàmm dafa doon crise dafa doon crise waa école Wuro Sogi da doon crise di ki ma jël ndaare moom mi jël dafa am boobu dama xam su jàngee bañ ko école bi yëpp table soo duggee école bi sax tuuram lañ koy bind lu tax lool ñu def ko chef école bi mooy génnee vavaat di def yëpp lu mu neex lay def école madame bi bàyyee ko noonu moo ko duma ko bàyyi ñu jàpp ay xale di ko sot ñu ko dañ koy rey dañ koy jàpp ñu jàpp xale di ko dóor mënuñu ko dara def après jël xeer dem ba bunt këram nag jël xeer ginnaaw buntu këram ñu jël xeer sànni ko génnul dara deful dara après si lañ jël ma am ku ko yaayam am ku ko fu mu nekk fa Wuro Sogi am ku ko wax yow xale bu ndaw bii moo lay dóor xeer fekk xamu si dara di ko xeer di ko dóor jàngam yàqu ak réussir su doon jàng bëgg mu am dara école bi maamam di wax soo jëlee premier di ko jëndal fi ay cadeau di ko jëndal ay ordinateur lu fu mu dugg ma yàqu ko génn na école maamam yóbbu ko informatique formation couture ne da koy jàngal ma bañ lu mu dugg yàqu ko dugg formation couture ma yàqu ko ma ko du jàng yóbbu ko Dakar yóbbu ko école neen da koy jàngal ma yàqu ko neen da koy ubbil atelier pour mu jàng si su jàngee machine bi di jàng foofu ma bañ dugal ko informatique ma ko du jàng lu mu ko dugal du bañ lu ne di koy defal di ko ubbil ay place lii maa ko yor moom bëgguma mu yor dara yow kan bëgg mu too bëgguma yara waxuma sama tur maa bañ waaw maa ko sànni xeer pour mu bañ am dara xeesa damay jaxase moom yaayam jaxase moom jëkkëram jaxase yëpp pour ñoom ñaar ñu xuloo bëgguma ñoom ñaar moom a jëkkëram nekk bëgguma ñoom ñaar nekk damaa bëgg ñoom ñaar jëkkër bi fase benn bis damaa leen jaxase ba jëkkëram bi di ko fase dama kaa bëgg mu am dara damaa bëgg mu torox mu nekk soldaal benn daal du soldaal sa nekk si mbedd bi di daw i moom dafa am bopp loo tax mënul ma ko dara day julli dafa waxtu bu nekk day julli i fani dama xeexale moom du mënu julli day force day wax day demi julli moom dafa baax ku ñëw fekk si kër gi ku ñëw mu teral ko may ko ndox kook ñaanal ko ñaan boobu moo ko may sens ñaani yooyu moo tax mun ma ko rey su nekkee lool fekk deena bu yàgg ku ñëw sukk may ko ndox dafa baax amu xol bu bon dafa baax dafa am yërmaande nit ku ñëw yërëm ko ku ñëw foofu seen kër foofu ku ñëw da koy sant ko waa kër ñëw seen waa kër ñëpp dañ ko kumba rek foo dem kumba rek soo demee école kumba ngay dégg soo demee foo mënta dégg turam rek ngay dégg kumba suy dem école di ko jël moom mooy sol foofu yére yi rafet moom mooy sol yére yi rafet kan mooy kumba moom kan moom bu ma jàpp moom mooy kumba moom kan moom kumba anamu moom mu ngi nii yow ana nga man maa ngi nii duma wax sama tuur force da ngay wax sa tuur waxuma moom bëgguma mu am dara dañ koy jàpp dañ koy dóor ba ma tànk dañ koy téye xoolal dee dem këram maamam di ko jënd ay yére saa yi mu demee Dakar jënd ko ay yére defal ko lu nekk man bëgguma dara
bëgguma am dara moo jëkkëram sax jëkkëram tailleur la da koy ñëw yëri rafet dama koy wax jëkkëram bu mu ko ñëwal dara i moom da koy ñëwal Kumba dafa am jëkkër bëgguma mu sol dara bëgguma am dara wax ni am na jëkkër bëgguma am dara seen jour ma yaa sax maa leen yàqal bu bëri ba di seen defuñu xew maa leen jaxase dañoo demoo ba ñuy marié jour boobu jour boobu maa def sama dama di jour boobu jour boobu la ñu war a takk sëy bi waaw jour boobu takkuñu sëy bi lu tax damaa feex ba ay mbokk ay doom maamam yi di ko saj Kumba xale la dama bëgguma am jëkkër bëgguma mu am jëkkër yi la laay def ñoom de Kumba dama ëpp bopp Kumba dama ëpp doo bopp loo tax la su nekkul lool ba tey doo am jëkkër bëgguma mu am jëkkër i mun wax si dara bëgguma mu am dara moom man maa war a jël premier suñu classe yow la man kan maa jël suma premier yow la kan mbaal corona woo rek yaa korna yow mi yaa korna yi man korna wuma yow la kan waxuma force da ngay wax waxuma bëgguma mu am dara force da ngay wax bëgguma am dara daa jàng bu bëgguma liggéey bu mu dugg ma yàq na informatique am yàq na couture maamam gën ubbil ko atelier ne da koy ubbil atelier di koy jàngal couture yëpp yàq naa ko fu mu munti dem di yóbbu ko école Dakar neen da koy jàngal couture yëpp ma yàqal ko lu mu dugg yàqal ko mais yow soxor nga de waaw bëgguma mu am dara moom moo yàq sam jàng lu tax lu mu yàq sa jàng lu tax man mii suñu classe man rek maa doon jël premier moom ñu école bi rek muy jël premier yow lan nga yow lan nga mu muy jël premier pourquoi lool yow lan nga moom mu ngi nii jàngam yàqu na de man maa ngi collège man mii maa ngi collège yi moom mu ngi nii jàngu di fu dar jàngam yëpp dëgg yow yaa ngi collège lu mu defoon si boppam bi moom moo doon su nekkoon mu ngi doon jàng ba tey fekk ëpp moom mu ngi lycée wala si nekk mu ngi woon jàng ba tey fekk léegi mu ngi yor xaalis bari di dawal oto dem France maamam di koy soo amee dinaa la defal nii maamam di koy wax dem koy yóbbu fu nekk maamam di ko wax dina ko yóbbu di ko jàngal dinaa la yóbbu France di ngay jënd di lay jënd ay machines di lay yóndu Mali loolu yëpp bëgg mu am dara lu mu liggéey yàqal ko mais yow la kan d'abord awma dara bëgguma ko mu am dara moom pourquoi muy jël premier suñu classe ba école bi ñu jëli table soo génne ci bi dëkk bi yëpp waxam rek ba maire monsieur le maire bi di ko wax di ko jënd ay cadeau di ko defaa dara saa yi mu demee maam di ko neexal lu nekk mu koy defal yow loolu moo la naqari daal lu nekk mu koy def moom moo ma naqar yow ku soxor nga moom Moussa Bokar maire bu Wourossogui du yaayam moo ko yaa Moussa Bokar mooy Moussa Bokar mu Wourossogui waaw du moom tamit di ko wax soo jëlee premier dinaa la defal cadeau bu amul fenn kook di ko def moom seen waa kër yëpp teral moom ñoom ñëpp suñ ko meroon sax keroog muy jël premier di ko jour muy jël premier da ka sol affaire jalousie lay wax léegi nag xamuñu jinnay wax wala dëmm mooy wax d'abord yow la kan d'abord yow la kan yow lan nga yow la kan waxuma sama jinne attaqué leen ko jinna attaqué leen ko jël ko bu baax attaqué leen ko jinna attaqué à procès attaqué à procès yow la kan yow la kan may maram si yow lan nga dëmm nga wala jinne nga dëmm jinne man ak sama rakk ñoo ko jàpp ak sama ma bu góor dégg nga dafa ne woon du wax waaw dëmm jinne nga waaw ñoo ko jàpp merde ta gueule imbécile mbokk yi gis ngeen jalousie lay waxe xale bu jigéen bi macha allahu bon élève la day jàng xel mi neex na maanaam école bi moom la ñuy coow dem na ba mairie bi sax directeur Moussa le maire moom lay coow ñëpp moom lay coow léegi jalousie jàpp leen nag ñu fexe ba dugg ko di ko sonal di ko yàqal njàngam ba nit ñi arrêté na njàng foo leen teg loolu. bëggoo mu jàng. bëgguma am dara. bëggoo mu am dara. bëgguma am la liggéey bu mu dugg dinaa ko yàq. liggéey bu mu dugg di nga ko yàq. dinaa ko yàq liggéey bu mu dugg mun naa ko yàq dinaa ko yàq dugg na informatique ñaari yoon di ko dugal maanaam di ko ñaari yoon di leen ba yàq ko ma koy boole waa këram di ko jaxasoo ma koy jaxasoo jëkkëram di ko jaxasoo yaayam. nga koy loolu yëpp def naa bi jaxasoo waa këram yëpp.
yooyu da koy yëpp def jaxase naa ak jëkkëram waaw ak waa këram yëpp ak waa këram waaw yow lan nga ne man jinne laa dëm jinne dëmm waaw noo tudd man Mayram Si laa tudd Mayram Si waaw jinne dëmm waaw Mayram Si waaw yow ak kan ak kan yéen a ko jàpp man ak sama rakk ak Yow- sama rakk bu góor bu tudd Ousmane bu tudd Ousmane waaw moom xam na yow xam nga ñu muy wax wala ah noo damay tudd ñëw ba seen kër lu sa moom kenn monsieur le maire la dëkk saa yi seen kër xëy leen damay ñëw foofu waaw léegi ma ñëw dañuy ñëw foofu ba kii yaay monsieur le maire di ñu may dàkk kër gi su kooku am na ku mu nekk foofu ku ko dàkk kër gi lu nekk lañ koy defal kër gi lu mu xew ba ñu koy wax de su ba bu ñu ko jëlee bu ma feet joxoon ñu bu ko ma joxoon ba ñu jëlee problème yi wax dañ koy feetloo léegi joxoon ma soxna si d'abord ma ñëw ci jinne dëmm bi soxna si fan ngeen jóge Buro Soogi Wuro Soogi waaw ok lan moo waraloon sa tànk fii li waral sama tànk mooy kii feebar xale bi waaw amul fu ñu demul fan ak fan ngeen dem dem nañu Mauritanie waaw dégg nga dem ngeen waxal fi ngeen dem waaw yëpp côté Matam la ñu njëkkee waaw Matam côté boobu yëpp amul fu ñu demul dem nga tund Matam bi yëpp waaw dem nañ côté boobu yëpp Matam bi yëpp waaw ñu jóge fa wàcc dem Fuuta Mauritanie bi dem Fouta Mourtane am ku ñu dégg Nouakchott waaw ñu dem fa waaw dégg nga ñu jóge fa dégg nga dem ba Casamance dem ba Casamance dem naa ba Casamance fan ci Casamance Casamance dem naa fële fi ma wàccoon mooy kii fi ñuy wax Jibanaar Jibanaar waaw dama daan dem ba région bële kii région de Sédhiou fële si ginnaaw Ziguinchor waaw dama doon dem foofu jëli ay garab di ñëw côté Casamance yëpp dem naa ba mu yaakaar ne wér na ma ñëwaat Casamance ñaata weer nga fa am naa fa juróom-ñaari weer 7 mois waaw yëpp ñu nekk si faju foofu nekk ci fajam waaw ñu nekk si faj est-ce que ba ma yaakaar ne wér na ba nga yaakaar ne wér na waaw est-ce que li nga gis fii d'abord ba mu dugg see ak lu jinne bi wax fii jinne dëmm bi waaw lu mu développé est-ce que loolu ba nga fi ngeen daan yóbbu di ko faj est-ce que daan nga dégg muy waxee nii muy expliquer ni waxewu ko nii waaye amoon na fu mu ko yóbbu waaw daa xeex sëriñ daa xeex sëriñ bi xeex bu metti dafa xeex ak sëriñ boo xeex bu metti xeex bu metti ba sëriñ bi mu njëkkaa bàyyi foofu la waaw foofu si côté Sénégal fii fi ñuy wax Dodel mooy ban côté Dodel ci Fuuta la wala waaw si Fuuta fan ci Fuuta Dodel waaw Dodel boo wàccee si biir àll bi da nga dem foofu yóbbu pour faj ko waaw léegi ba nga yóbbee pour faj ko waaw après moom mu xeex ak sëriñ bi kay ñu bëri nañ foofu bëri bu tàng waaw encore bi ñu demee Nouakchott naar bu xees pecc kooku tamit xeex nañu xeex bu tàng dem nga Nouakchott naar bu xees pecc waaw ba kooku mujjee ne mënu si moom dara waaw fu ngeen dem rek moom mooy tàng wallaahi waaw fii nag xeex boobu ñaata at a ngi nii ngeen di tourné di dem ci ay sëriñ 5 ans boo fekkee juróomi at wër di dem ci sëriñ waaw léegi am na ñaata at 16 ans léegi am na 18 ans fi mu nekk nii am na 18 ans waaw am na 18 ans fi mu nekk nii kon daal ni mu ñëwee fii ak ni mu réaction bi mu def fii tey c'est la première fois ci fépp fu ngeen mës a dem dëgg yàlla c'est la première fois ni mu defee nii c'est la première fois léegi ma laa jàll nan ngeen def ba jógee Matam ñëw ba fii ci Wuro Soogi ñëw fii ci kër xalif général des jinne Thierno Moule Sow dama ko yàgg a dégg nga dama ko yàgg a dégg xëy rek boo déggee dara bi ma ko dégg léegi mën na est-ce que mën na 3 ans yooyu waaye xam nga boo déggee dara amuloo pexem rek dégg nga li yàlla xam doy na at boobu ba léegi lu tax ñëwu leen boobu ba léegi déggoo li ma la wax loo dégg te xam nga amuloo pexem amuloo doolem dafa mu nekk nii baayam dafa wérul bëti neexul dégg nga li yàlla xam doy na loolu rek moo ñu tey waaw ba léegi nag ni mu kiiwee ni ma kii jëkkër ji tam feebar ni mu kiiwee ni jëkkër ji presque liggéeyam xam nga du jaar normal dégg nga du jaar normal xam nga ñaw bi ay julli ba kii léegi lay commencé di dugg kii amagul sax kii boppam amul doole noonu dégg nga li yàlla est-ce que xam nga kii li ko dugg lu garaaw la lu garaaw la kii nii laa ko daan yeewee damay jël mëlf ma takk si moom nii ma des fois dama koy tëyee nii di xëccante ma am lu koy xëcc du ma gis li koy xëcc day am lu koy xëcc li may xëcc du dama koy tëyee nii ba jaaxaan di crochet ko nii samay loxo
am lu koy xëcc. am lu koy xëcc. di ko xëccante ak yow. di am luy xëccante ak man du ma gis li koy xëccante. di gis li xëccante man. dégg nga des fois ba benn jour fi ma nekk côté Fouta Moussane. am na sama bu fa nekk. ba ma commencé kii ba ma ne hee toog leen foofu bu moytuwul di ngeen am ñaar ñoo xam ne ñëpp seen xel ñoo dem. sama mag bu ñëw loolu ma ne am lu may xëccante sama mag bu dee loolu mënul nekk bàyyi ko waaye bi ma ko bàyyee nii mi ngi jëno ak man comme ni mu jëno ak sëñ bi nii. mi ngi toog waa gis nga nii la demee. dafa am lu ko bif rek mu demee nii mu dem ginnaaw waaw mu demee ginnaaw rek ma jàpp tànk yi. moo tax ma ne la kii est-ce que xam nga lu garaaw moo ko dugg. lu grave la xam naa lu grave la. si sëriñ bu mu dem rek presque dana jommal sëriñ. wallaahi ba benn jour maa ngi ko takk nii ma teg. waaye gis nga ni mu gis nga fas ni mu nekkee nii. day nekk di fecceeku te du ma gis li koy fecc. même loolu am na. mooy li may def nii. dégg nga xàppee mu jinne yi ngeen gis mu yeew ko. waaw damay gis li koy fecc. waaw. te du ma gis li koy fecc. maanaam yow da nga koy takk boo ko takkee da ngay takk. boo takkee da ngay gis takk bi di fecceeku. mais yow doo gis lu koy fecc. du ma gis li koy fecc. waaw mooy li ngeen di gis fii may wone naan jinne yi xàppee moo nga gis jinne yi jékki-jékki yeew ko. bu ma waxee dara jinne yi def ko waaye yéen doo leen gis jinne yi. waaye lu nekk amul lu mu deful pour rey xale bi. pour rey xale bi bu ma négligé woon rek. da xale bi day fekk mu dee. ndax lu ma gis du gis paaka du gis leneen même xaalis sax. day jël di ko wan na. di wan na xaalis pour rek na dee. kon moom wan na xaalis yàgg na wan na xaalis. même xaalis wan na ko waaye benn yoon la ko def depuis boobu. xam nga depuis boobu yëpp dama koy kii. waaw dama koy kii amul fu ñu demul. amul fu ñu demul. affaire bi est-ce que monsieur le maire mos ngeen ci waxtaan. déedéet wax dëgg mosuñu see waxtaan wax dëgg yàlla. léegi moom li mu jot a développé li mu jot a wax fii yëpp yow lan moo ci sa xalaat ak sa gis-gis. li mu wax ni dëgg la ndax ki mu wax yaayam monsieur le maire yaayam sama xaritu yaay la woon. bi sama yaay gaañoo. mu ne bugg na nekk ak lu jóge sama yaay. yaayu monsieur le maire. yaay monsieur le maire bi mu amee 8 ans xaw ma 7 ans 8 ans la ko yóbbu nekk ak moom yaayu monsieur le maire nag xam nga mag la léegi ni mu feebaree nii dégg nga du amul kàttan boo xam ne bu mu ko kiiwee loolu moo tax ma kii ko. loolu nañ ci ay waxam aussi mu tudd Ousmane. nga ne xam nga leen. ñoom temps boobu ñeenti tur la ma doon wax. dégg nga. kii mun naa leen wàññi ñeenti tur yi ma doon wax da doon wax Maymuna Si da doon wax Mayram Si ak Aïssa Si ak Ousmane Si. ñooñu fan lañ dëkk. ñeenti ñooyu ñu ngi Wuro Sogi man dem naa man. lan moo tax mu tudd leen. lu tax mu tudd leen. moom dañuy naan man la diw. dégg nga dañuy dem ba dañuy kii day monter. kii dem noppalu kii monte kii day jékki-jékki kii rek ne wala mu ne yaay ñu ngi ñëw bu kiwee rek kenn ki ñëw ne man maay diw bu nekkee Ousmane boobu kooku mooy gën a tàng ndax dañuy nekk di xeex yenn saa ay dóor yi métti la may dóor même bi ma demee temps bi ma demee Mourtani am sama doom biy sëy foofu dégg nga mook borom këram ak wujjam ñëpp nii la ñu taxawee di ko kii ñëpp nii la ñuy kiiwee mujjante même bu ñuy tëdd il faut kenn ñëw caabi ñu si biir néeg bi. dégg nga caabi ñu si biir néeg bi. yéen. waaw il faut ñu caabi ñu si biir néeg bi. bu dul loolu mënoo fexe ba du génn si guddi gi. ba benn jour dafa ma rëcc mu génn ba yàlla def rek borom kër sama doom bi dafa tëddoon ni si biti dégg nga jour boobu ba kooku ni mu ko kooku dafa gaañu sax si kii dafa doon kii di dem. wax na encore ci ay waxam ci affaire sëy ko dem na ba ne dafa bëgg sax tas sëy xawma kan ak kan loolu aussi mën nga ci leeral. jëkkër jee ko toppul amul nu mu deful dégg nga day jékki-jékki di saaga jëkkër ji di kii jëkkër ji waaye jëkkër ji da koy comprendre rek dégg nga mu naan ko bu sooba yàlla munoo kii munoo ñoo tas de munoo tas suñu diggante rek mu ne jëkkër ji mu naan jëkkër ji munoo ko fase kii la nga gis si moom bàyyi ko nga ñëw si man doo ko fase boo ko bàyyi ba léegi d'accord naa léegi boo ko fasee rek man dinaa ko bàyyi jëkkër ji ne du ma ko fase de te di nga ko bàyyi
toujours chaque jour loolu lay wax waaw. wax na aussi xeex boo xam ni am na ci école ba ñu sànni ko xeer. waaw loolu commencé naa ko wax sànq affaire bi foofu la jógee dafa demoon école ba mu rakku kooku la jotale woon mooy ki mu naan ay saa si rakkam la kooku la jotale woon léegi nag après ñu dóor ko ñu ñëw ba mu jub si kër gi ñu sànni ko xeer si bopp. kon fa la yëf yi commencé. fa la yëf ji commencé waaw foofu la commencé. kon mu mel ni sëñ bi li muy faral di wax ci ay kàddoom jinne nekk na lu doy waar parce que liñ ci gën a sax jàpp mooy mbiru sëy bu tas ñu faral di ko wax fii ci kër gi que sëy yu baree bari ñi ngi am problème fii ci Sénégal jinne yi ñooy maanaam ruube ñoom ñooy indi problème ci sëy yu baree bari bokk na ci kii nga xam ni moom ngeen jàkkaarlool nii te nga gis yaayam doon def témoignage fii ci TMS TV. mu nekk loo xam ni képp kuy doomu aadama ne fii ci Sénégal wala ne ci àdduna war nga ci teel a jóg parce que sëy yu baree bari ñi ngi am problème ci ñaar ñoo xam ni dañu bëggante ñu takkaleen ci sunna farata sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu sëy nag du caaxaan nekk na lu sacré mais bu ñu demee ba loo xam ni day dem ba da koy détruire di ko tas kon nga gis sëy lu garaaw lu jinne nekk na lu garaaw a garaaw rawatina nag li ñu dégg mu expliqué fii nga xam ni lu doy waar te juróomi at a ngi nii ñi ngi wër fu ne dem nañ Casamance dem nañ Tamba dem nañ ba Mauritanie dem nañ fu ne te li ci gën a yéeme maanaam daan na ay sëriñ yu baree bari waaye nag defe naa ni tey moom dugg na parce que fii mu dugg nag ku fi ñëw rek dañ lay yëkkati ba ci kaw dóor la ci suuf waaye loolu yeggaguñ fa ñu bàyyi sëriñ bi mu continuer ba ci kanam ma jox kàddu gi Saliou Samb. waaw balaay sëñ bi di continuer dama ko bëggoon laaj quelques questions parce que dafa am lu xaw a des leer sama bopp. parce que dafa ne dëmm jinne tudd na ay tur wax ay Marème Sy ak ay Ousmane Sy est-ce que ñooñu dama lay laaj soxna si ndax ñooñu say dëkkandoo la nam déet yéen a dëkkandoo Marème Sy ak yooyu ñu muy tudd. ñooñu wërsëg la ñuy dëkk ñooñu te boobu bi ñu kiiwee xam nga man bi mu kiiwee saa bu feer bi yëngatu woon rek damay dem foofu waaye saa bu feer bi yëngatoo rek ah. dem foofu pour lan. man nekkuma ak moom yaruma ko woon comme ni nga mën a waxee. maamam moo ko yar yaruma ko woon saa bu feer bi yëngatoo dama doon dem bu ma demee li ma gën a jaaxal affaire yi bu yëngatoo ba ñu jàpp ko rek kenn si ñoom day ñëw. ci ñooñ ma wax. waaw. Marème Sy moom mus naa ñëw ma ne gis leen fekk avant loolu jëkkër ji dafa woo Marème Sy mu neexal ko mu ne pour mu bàyyi ko jëkkër ji jënd benn vax ñëw nuróole leen ne pour mu bàyyi ko ba Marème Sy ñëw raay bopp bi. pour ñu bàyyi ko ci lan. pour ñu bàyyi ko ñu génn si moom. pour ñu bàyyi ko ñu génn si moom. léegi ba Marème Sy raay bopp bi après dem kii daanu bi mu daan mu ne bàyyi naa ko ñu yaakaar ne bàyyi na ko. dégg nga mu continuer si jàngum tailleuram ba am ay kii rek mu commencé waat bi mu commencé waatee dégg nga bi mu commencé waatee léegi nag après mag gi ne tam man maa ko jàpp ndax neexal ngeen sama rak man mayu leen ma dara dégg nga après jëkkër ji encore jënd mëlf jël jox ko mag ji bi mu ko joxee mag ji rek mu ne waan gis nga mëlf bi ngeen ma jox si laa encore gën a am pouvoir pour jàpp ko waaw mu waxaat loolu. moo ne mëlf bu ngeen ma jox ci laa gën a am pouvoir. jàpp ko dégg nga man dem naa ba woo yaay ji téléphone ne say doom ma ne ko say doom a jàpp sama doom nañu bàyyi sama doom bu dul loolu ne dem naa ba téléphone yaay ma ne say doom ñoo jàpp sama doom na say doom bàyyi sama doom bu dul loolu jullit laa de waaye bu dul loolu say doom dañu ma def yéefir ndax bu moytuwul dinaa dem Casamance yóbbu leen jalan dem naa ba tudd loolu. léegi ñoom seen yaay ba nga ko oowee téléphone waxu loolu moom lan moo nekk réaction am lan la wax moom. yaayam ne ay doom set nañu waruma woon loxloo nangam ba ñu nekk foofu après ñi mu waxal loolu ba ñuy woo moom ñu ne li ma def dafa dangereux naa woo yaay ji baalu ko ma ne du ma ko baalu ndax ay doom ñoo jàpp sax du ma ko baalu waaye ginnaaw loolu li ma ñëw wursoo gi yaayam dañuy dajante ak yaayam ni
par exemple ma nu daje moom ma nuyonteeg moom ñu jàmm sante waaye dara nekk suñuy diggante. mel na ne donc gis nañ ne ay dëmm ñoo ko topp waaw mais jinne bi mu ci wax dëmm jinne daal. première bi ñu ko kiiwee waaw ndax daan na ma naan dañ ko dénkaane te même ñoom bu ñu bàyyee luñ ko dénk du bàyyi loolu yëpp daan nañ ko wax. moom mooy sa taaw xanaa. déedéet moo topp sama taaw. mu mel ni li mu expliqué waat nekk na lu doy waar léegi rek yéen a ñuy suivre ci TMS TV ci kër xalif général des Guinée le roi médecine traditionnelle the king of the king hasard nag amul parce que kii di filmer gisu leen ko de waaye léegi rek avant ñuy dugg fii sëñ bi duñu oo ñu ngi waxtaan maak moom motul sax 5 minutes ma koy naan talaate de émission li ci Guinée laa bëgg ñu tourner ci thème mu dëmm la ñuy wax léegi motul 5 minutes sëñ bi oonuñ ci biir ne ñu am na ku daanu te bi mu daanoo ngeen ñuy suivre aussi ci TMS TV ki doon wax ñaar ñi doon wax lépp li ñu wax mooy jinne ak dëmm ak jinne kon nga gis ni dëmm nekk na aussi lu garaaw a garaaw ba thème bi ñu leen war a indil sax ci biir semaine bi ci affaire u dëmm la ñu war a wax donc kon le khalife général des Guinée defe naa ni yaay ji aussi témoignage bi mu wax aussi doy na waar yéeme na lool kon nga gis ni dëmm nekk na lu garaaw a garaaw jinne aussi également nekk na lu doy waar a waar kon soxna si defe naa ne kii li ko topp moom nekk na lu garaaw a garaaw dëmm ak jinne waaw kon ñu delloo toujours kàddu gi Saliou Samb rek. Alors chers internautes, chers téléspectateurs, nous avons ici une situation particulière. Il s'agit d'une demoiselle accompagnée de sa maman. Donc les deux viennent de Ourossogui. Et là, vous voyez, la demoiselle est possédée donc par des sorciers et par un esprit à la fois. Donc on voit la demoiselle qui a cité des noms, qui a cité Marem Sy, Ousmane Sy, donc des gens qui habitent tout simplement dans la même localité qu'elle. Donc des esprits ou bien un esprit aussi qui est en train donc tout simplement de la posséder. Donc dans ces explications donc la sorcière a pu parler et a donc dit tout simplement que c'est elle qui est en train de suivre la demoiselle donc qui s'appelle Koumba parce que tout simplement donc Koumba est une bonne élève et elle était en train d'avoir de très bonnes notes au niveau de son école. Mais on essayait donc de tout faire pour gâcher ses études, pour ne pas lui permettre d'avoir ce qu'elle veut dans sa vie. Donc, elle avait de très bonnes notes et sa grand-mère lui achetait des ordinateurs et lui faisait des cadeaux. Mais c'est ce que vraiment la sorcière vraiment essayer de tout faire pour l'empêcher de s'épanouir dans sa vie. Elle a même essayé donc de la mettre en mal avec son mari pour que son mari puisse tout simplement la répudier. Mais ça n'a pas été ainsi parce que son mari l'a compris. Donc vous voyez un peu l'histoire, une histoire assez incroyable. Même monsieur le maire de Ourossogui, donc dont tout simplement la maman avait pris la décision de garder cette fille, donc le monsieur le maire donc avait aussi décidé de lui faire des cadeaux si elle avait tout simplement de bonnes notes. Donc la sorcière qui dit qu'actuellement elle est toujours en train d'apprendre au lycée. Donc que cette demoiselle a perdu donc ses études et maintenant on nous a même expliqué ce que sa grand-mère quand elle ne pouvait plus apprendre l'avait proposer une formation en informatique, affaire de colossar, mais elle n'arrive pas à travailler en informatique à cause de la sorcière qui est toujours en train donc de gâcher donc sa vie. Et même en ce qui concerne donc la couture, sa grand-mère avait tout simplement ouvert un atelier de couture pour lui permettre de travailler. Mais donc ça n'a pas toujours abouti parce que la sorcière est toujours en train vraiment de gâcher sa vie. Donc vous voyez un peu l'histoire incroyable donc, de cette demoiselle suivie donc, par des sorciers et par donc, un esprit donc, qui sont en train de tout faire pour gâcher sa vie. So ladies and gents, dear followers of TMS TV,
So you're having a very unbelievable situation because this girl is just accompanied by her mother, and then right now what you can understand that this girl is just hypnotized, possessed by a spirit and by a witch, and then she see then that witch whose name is Maramsi, living are trying to do their best to destroy the life of this very girl, because this witch who is hypnotizing, possessing this very lady was explaining Maramsi that she was destroying the studies of this very girl whose name is Kumba. Because Kumba was having good marks when she was learning, and her grandmother was giving her a lot of gifts. That's what Maramsi didn't like her to do, because Maramsi was being the best students in that school. But when Maramsi came, Maramsi was being the best students in that school. But when Kumba came, she was having good marks, and then she was having good marks. And then, you see, then that's why Kumba was having good marks, and Maramsi didn't want her to have good marks. That's why she was destroying her studies. And then even the mayor of Warsaw was just saying that he would be giving her a very, 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 very big gift if ever she happened to have good marks and to succeed in her studies. But that's what Maramsi didn't like. That's why she was destroying her studies. You can understand that Maramsi and Usman see a family living in that corner. There's some witch that are following this lady and trying to destroy her studies. And this lady right now who is married was just being how to say it was being hurt by the spirit and by the witch trying to just make her live in a bad situation with her husband. Let her go if ever he didn't understand that this lady is being punished or is being possessed by some some spirit. You see that what is happening really incredible. And even her grandmother, when she was no longer learning, she just did her best to make her do a training, computer science training. But even she did that training, she had degrees. She wouldn't work with that training because Maramsi was just, trying to destroy all her studies. You see that even, and the grandmother again tried to have a shop, a tailor shop, but that tailor shop she couldn't work in that shop because that's the spirit, that's the jinn, just destroying everything for her, everything. You see, then her mother said that they went everywhere in the world. They went in Mauritania, in Nouakchott, they went in Ziguinchor, everywhere in the world, but they wouldn't, they couldn't be able to heal this lady, because when you go there, this girl, being accompanied by the witch, being accompanied by the spirit, is just fighting with the marabouts, and the marabouts just let her down and say, no, we cannot heal her. Even you had one guy, very white complexion, or more living in Mauritania, in Nouakchott, but she couldn't do her best, to heal her. Vous voyez donc la dame qui a dit même qu'elle était partie à Ziguinchor, qu'elle était partie à Nouakchott, tout simplement pour soigner la demoiselle, mais elle n'a pas pu le faire parce que même devant tous les marabouts, donc la dame qui est possédée par des esprits essaie tout simplement de se battre avec ces marabouts, et ces marabouts allaient tout simplement laisser tomber parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement donc la soigner. Donc vous voyez un peu d'une manière assez ramassée donc l'histoire assez incroyable donc de cette dame accompagnée donc de cette demoiselle accompagnée par cette maman
maman, par sa maman du moins, donc qui sont là et qui viennent de Ourossogui. Donc une demoiselle qui est possédée par un esprit, en même temps par une sorcière, donc Marème Sy, et qui sont en train tout simplement de la malmener, de gâcher sa vie. Donc nous laissons la parole au marabout Thierno Moule Sow. yéen ñëpp ay dëmm Il ngeen. va continuer la tey lañ discussion. nekkoon daw nañ foofu. yéen ñëpp ay dëmm ngeen. ñoo fii nag ñu bëgg ñu dakkaat foofu léegi suñu dakkee foofu ñu jëm tamit. yéen ñëpp ay dëmm ngeen. waaw sa papa dëmm la. waaw sa yaay dëmm la. waaw. ah kon dañ leen dàqoon Mauritanie. mun nga wala munoo wax. foofu lañ nekkoon après ñu jógee foofu ñun ñëpp. lan moo leen jëlee Mauritanie. dañoo weere foofu. dafa am ñoo leen lekkoon foofu. dañoo weere foofu am ku ñu jàppoon foofu. kooku weere ñu dàq ñu si dëkk bi nag ñu ñëw fii Ourossogui ñu jàpp ko moom ak keneen fu mu nekkoon marinage fii Dakar fii fu mu nekkoon moom ak benn jànk fu mu nekkoon foofu ci kër gi. famille bi yëpp ay dëmm lañu. jànk bi dañ nekkoon kër gi léegi jànk bi lañ jël di ko daaneel ba ñuy dàq jànk bi liggéeyam yàqu delluwaat yi ko jànk bi léegi faj nañ ko ba wér ba am jànk bi léegi wér na léegi moom moo des moom dañ ko wax duñ ko bàyyi moom su nekkoon dafa am bopp am lu muy julli lu muy julli nii fekk moom dee na bu yàqu. mbokk yi julli baax na de. da leen julli baax na de. moom dafa bëgg a julli moom da ko bëgg chaque instant dem julli nag jàpp du ko bëggee yi man maa koy te dama yeesa du koy bi di julli jaxase ba du mu mut yeesa damay am doole ba mu jàpp julli bokk ma fan yi yëpp danga koy bañ julli jëkkëram di koy forcé di fa xam gi jëkkëram moom su nekkul na jëkkëram waxtu da ko raté jëkkëram su doon jàpp ñaaw rek dee dem su nekkoon jëkkëram bi jëkkëram da koy dafa yor ñaari jëkkër su nekkoon yor ñaari jëkkër rek fekk rey naa ko bu yàgg ak ñaanu yaay ak yaanu dafa baax ku ñëw kër gi ñaanal ko ku ñëw kër gi gan bu ñëw xam nga foofu day bari gan buy ñëw dee dem lala ko darab indi ko ndox yóbbu ko sangu rootal ko ndox dem sangu ñaan ku nekk ku ñëw foofu da koy ñaan moom macha allah dafa baax. ñaan dafa baax nag dafa am solo. moom dañ ko ñaanal rek ku ñëw ñaanal yàlla dem may jëkkër bu baax loo tax yàlla may na ko jëkkër bu baax loo tax yàlla may na jëkkëram ku baax la. jëkkëram bu baax la man mii yoroon naa ko xaalis bari sama yaay sàcc xaalisam dañ ko ñawal dañ ko yore sama yaay triané ko moom nag waaw jëkkëram nag dafa baax am na ñuy bari dañ koy jox duñ ko fay xaalisam ñu bari dañuy jël xaalis duñ ko fay jëkkëram dafa baax moom nit day ñëw rek wax ko problème am rek mu wax waa bàyyi demal garaawut jëkkëram moom xaw ma ban lii yi jëkkëram tamit dafa baax su nekkuloo moom ñaan moo koy dimbal su nekkuloo fekk deena bu yàgg ay ñaan waajur ku ñëw ñaanal ko kër ku ñëw ñaanal ko kër gi. yow lan nga dëmm jinne nga. waaw. yéen ñaata yéen a topp kii yéen ñaata ngeen. 4 personnes. waaw. kan ak kan. Mayram. Maymuna. Aysara. Ousmane. waaw. yéen ñëpp na leen sant. lii. lii si. si. lii mooy lan. si. xam naa si. da nga wax lii sànq si nga waxoon lii. si. lii. si. lu tax nga ne lii après nga ne si. damaa juum. léegi yéen lu tax ngeen topp xale bu jigéen bi. dafa réussir école bi diñ ko jox ay cadeau di liggéey diñ ko jox cadeau école bi sax kenn mënu def dara moom mooy toog su madame bi ñëw moom mooy toog table di génne ñi vavade lu nañ ko benn bis dam kaa boole ak suñu madame bi sama madame bi da koo jàpp. waaw damay jàng école. ñooñu dañuy jàng école. dañuy jàng. maanaam ñooñu ay morom lañu wala ñoo ko mag tuuti. ki muy naan Mayram moom ak Mayram. moom ak Mayram. waaw waaye keneen ki moom moo ko mag. waaw kenn rek moo ko si mag ñi si dese moo leen mag. moo tax affaire bi compliqué. boo waxee ñi ñoo ko jàpp dañuy xale yu ndaw yii dégg nga ñu naan du dëgg. léegi yow. kenn ki rek la mag waaye ñëpp moom moo leen mag. waaw ak sa papa dëmm la. yéen seen yaay dëmm la ak seen papa. ñu ñoo nekk dëmm. yéen dëmm ngeen. waaw sànq da nga ne seen yaay sa papa day jaay yàpp. waaw da nga ne dëmm la sànq loolu nga fi wax.
da nga ne tamit sa yaay dëmm la sànq n'est-ce pas léegi da ngeen ne Mauritanie ngeen nekkoon da ngeen am koo leen toppoon foofu ñu dàq leen dëkk ba ngeen génn léegi ngeen ñëw installé Ourossogui est-ce que boo leen nekkee Ourossogui est-ce que doo leen jeexal waa Ourossogui yëpp. waaw Ourossogui. est-ce que am na ñoo leen fa jot a lekk wala. jot a lekk dafa ñoom dañoo sëriñ fu ne nii dañuy dem moom kii xoolal yóbbu naa ko dafa kaa feebar ñoom nag dañ ko dama kaa yu première fois bi dama kaa feebar crise daa ko commencé ñu yóbbu ko hôpital di fa def ba mu dugg xoma depuis ñu duboon maa mu jël ko robe bu rafet ma jël robe bi sàcc ko sol ko robe bi ak a rafet te lu mu duggoon comment lañ doon jël robe bi weer ko foofu fort ko weer ko ma sàcc ko ma yóbbu ko foofu ñu fooge ma am lu mu si def ñu fooge dafa dem ba yóbbu ko foofu comment ma xeexaya moom di xeexaya moom dafa am ñaan bëggoon rey wala. waaw dama kaa bëggoon rey laa ko bëggoon i mënuma ko lu tax dafa am ñaan waajur ku ñëw kër gi ñaanal ko. léegi nag yéen da ngeen pare pour bàyyi ko wala pare woo leen pour bàyyi ko. bàyyi naa waaw yow bu ma weeree. man dama lay weer kay. non soo ma weer du ma ko bàyyi. force da nga koy bàyyi nag ma ne force danañ la weer. jinne yi dumal leen ma ko jinne yi dumal leen ma ko jinne yi dumal leen ma ko jinne yi Muhammadul Mustafa jinna Muhammadul Mustafa duma jinna vip vap Muhammadul Mustafa jinna prince ko Muhammadul Mustafa prince Muhammadul Mustafa sànq li nga doon wax da ngay gis bu ñu takkee boo takkee nga gis dara di ko tekki doo xam lan la boobu ñoom ñoo ko doon def waaye nag man tamit dinaa leen tey duma fii ci sama jinne yi te yéen doo leen gis jinne yi Muhammadul Mustafa jinna Muhammadul Mustafa laxasu ko nooju ko yëkkatil ba ci kaw yëkkati ko ci kaw na jóg yëkkati ko jóg Muhammadul Mustafa yëkkati ko jinna vip vap Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow di ngeen bàyyi wala doo leen bàyyi Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow dama bëgg ngeen dóor ko ba mu sonn Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow Ahuda Shakir Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow jinna lëg daaru mbay lëg daaru lëg daaru lëg daaru mbay lëg daaru lëg daaru jinna xoj ñaari loxoy ci baat bi 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 xoj xanaa amul fi benn t-shirt famille dëmm expliquer waaw mbokk yi kon ngeen ñuy suivre ci la TMS TV ngeen gis sëñ bi nekkoon ci liggéey bu garaaw a garaaw
yaa ma indi fii yow yaa ma indi fii dinaa la weere yow sa pap yow ak sa pap dinaa la weere yow mi dinaa la weere yow sa pap ba nga ñëw fii tey kon ngeen ñuy suivre rek ci la TMS TV ngeen gis ni mu nekk lu doy waar. yow dinaa la rey yow tamit. dinaa la rey yow. ci yaay moo doom moo nekk nii yaay moo nekk ne dinaa la rey. waaye dëmm moo dugg dama doon jaxase yéen ñaar du ma doon jaxase yéen ñaar dina baax yow dinaa la jaxase yéen ñaar ah dama doon def lu ne pour yéen ñaar bu leen xaritoo ma koy jaxase seen diggante sa doom yi. kon ni ngeen koy gisee noonu. di leen jaxase waa seen waa kër yi doom ji moo nekk di menacé yaay ji. di leen jaxase suñu école yi. parce que du doom ji mooy wax. pour mu bañ a jaar ko dugg Marème Sy mooy wax. parce que nee na yow yaa ma fi indi. donc yaa tax ñu weer ma donc dinaa la rey. menacé na aussi beneen xale bu góor bi ànd ak ñoom. daan ko yow dinaa la rey parce que yaa ma indi fii yow yaa ma weer dinaa la rey donc Moustapha Fall mu nekk lu doy waar Saliou maanaam. ci explication am sànq nee na Mariam Maymouna Aïssata ak Ousmane ñoo ñëpp sii la ñu sant jóge Mauritanie ñëw installé Ourossogui di def ay mbir yu doy waar foofu ba ci la ñu ko duggee ngeen gis ni du nit ki mooy wax waaye jinne bi mooy wax mu nekk lu doy waar ci dëmm yi la ñu capturé ñoom ñooy wax loolu aussi c'est important. ñoom la ñu capturé ñuy wax macha allah mu nekk lu am solo donc moom ngeen dégg mu doon wax léegi yaayam bi ànd ak moom aussi wax na mu nekk lu doy waar loo xam ni mi ngi xewee fii ci kër xalif général des Jinne the king of the king Thierno Moule Sow niñ ko waxee woon sànq. Saliou nga gis ci image yi mu commencé woon léegi di agité wu maanaam di wax di sëñ bi génnee léegi di wax ak sax kële nga xam ni moom moo leen indi ba sëñ bi mi ngi naan sax na ñëw mais xam naa ni dina ñëw léegi mi ngi menacé également yaayam nga gis ni kon lu garaaw la te kooku mu doon menacé également kooku mooy borom këram donc nga gis ni du nit ki mooy wax waaye jinne bi ko possédé jinne bi ko dugg moom mooy wax pour nit ñi ñuy seetaan di ñu suivre ci TMS TV mën a xam que ni kii du dëmm waaye ñi nga xam ni sëñ bi da leen capturé ñooñu ñooy wax mooy dëmm yi ak jinne yi kon nga gis ni dëmm nekk na lu garaaw a garaaw jinne également Saliou nekk na lu garaaw a garaaw a garaaw lëmbee nañ société bi lëmbee askan bi lëmbee àdduna fépp waaye nag yàlla bind def na bi mu wàccee le khalife général des jinne di Thierno Moule Sow bi mu fëlee ci la àdduna ñëpp xam luy secret jinne waaye également bi mu fëlee ci la ñu bëree bëri ci kaw suuf commencé am jàmm parce que fii ku fi ñëw rek sëñ bi dina la duma dina la daan ba tax ngay dégg ñuy wax ci tubaab le khalife général des jinne waaye dëmm bi également am na ñu ko utal tur bu bees mooy le bourreau des dëmm am na ñuy wax sax ni le maréchal nga xam ni fa la sommet bi egg le maréchal moom ku koy dégg mooy ki nga xam ne nag moo nekk au-dessus de tout le monde ginnaaw yàlla suñu borom waaw te da ngay dégg souvent sëñ bi boo ko ne yaa am doole mu ne la man awma doole yàlla suñu borom moo am doole delloo lépp ci alxuraan delloo lépp ci yàlla suñu borom donc mu nekk loo xam ni mi ngi xewee fii ci kër Thierno Moule Sow. waaw comme ni nga ko waxee comme ni ko sëñ bi waxee le khalife général des jinne Thierno Moule Sow moom day capturer donc dëmm di capturer jinne donc ki nga xam ne ni mooy xale bu jigéen bi dëmm jinne moo ko topp moom la sëñ bi capturer moo waral muy def explication yi di wax mais du xale bu jigéen bi mais li ko topp donc tudd Marème Sy mooy wax loolu dégg ngeen ko comme ni mu menacé yaay ji ne ko dinaa la rey te moom pourtant yaayam la xam nga ko ku ànd ak xelam du def loolu donc c'est parce que dëmm bi mooy wax
dëmm jinne bi menacé na aussi xale bu góor bi nga ànd ak ñoom bi nga xam ne mooy jëkkër borom këram ne ko dinaa la rey parce que yaa ma indi fii yow yaa tax ñu nar ma weer. Alors chers internautes, chers téléspectateurs, comme vous voyez, il s'agit d'une situation assez incroyable. Donc une demoiselle qui est possédée donc tout simplement par une sorcière, par un esprit. Donc cette sorcière qui est en train de gâcher sa vie et vraiment de la maltraiter. Donc cette sorcière qui est jalouse, qui s'appelle Maremsi, qui habite dans la même localité qu'elle, à Ourossogui, et une sorcière qui a expliqué tantôt que toute sa famille vraiment est une famille de sorciers et vraiment qu'ils viennent de la Mauritanie, que ça soit son papa, sa maman, ses frères et sœurs. Donc ils viennent de la Mauritanie, ils avaient tout simplement possédé une personne là-bas, elle avait malmené, c'est pourquoi on les a chassés de la Mauritanie. Et là ils sont donc au niveau donc de Ourossogui, chassés de Mauritanie, ils sont à Ourossogui et ils sont en train de suivre cette demoiselle. Et là donc la sorcière a donc demandé au marabout Thierno Moulay Sow, le khalife général des djinns, le maréchal, le roi de la médecine traditionnelle, donc the king of the king, le bourreau des dëmm, le bourreau des sorciers, de ne pas tout simplement dévoiler son secret. Mais le marabout lui a dit non, parce que tu es là, donc tu seras dévoilé comme tout le monde, puisque tu as décidé de suivre cette demoiselle, de gâcher sa vie, donc là tu seras dévoilé et tout le monde sera au courant de ce que tu es en train de faire. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Sa maman a expliqué que vraiment elles ont eu à faire le tour des marabouts, elles sont parties à Nouakchott chez les Moors, donc elles sont parties en Casamance, à Ziguinchor, mais donc la sorcière, donc l'esprit à la fois, donc essayer tout simplement de se battre avec les marabouts et donc tout simplement les dissuader de soigner cette demoiselle. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. On verra maintenant, le marabout va essayer donc de discuter avec la famille pour voir comment tout simplement alors de soigner cette demoiselle. Donc vous voyez le marabout qui est en train de demander à ses disciples djinns, donc tout simplement de la malmener. Donc vous voyez donc ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est le marabout qui demande à ses disciples djinns donc de la manipuler, donc de la maltraiter. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can see this very unbelievable situation. Just to tell you that you are on TMS TV, your favorite channel, following us and then seeing what is happening here, because it is a girl, you know, who is accompanied by this very lady, you know, her mother, and this girl is just possessed by a witch, is possessed by a spirit, and then this kind of witch, whose name is Maremsi, is just destroying the life of this very girl, of this very lady. And you see then what is happening. The witch, you know, Maremsi, explained that they come from, you know, Mauritania, because they were there, all her family, you know, being the father, the mother, and then her brothers and sisters, you know, are all witches, and then they were living in Mauritania and, you know, just doing bad things there, but they were just sent away from Mauritania, and right now they are living in Ourossogui and, you know, just hypnotizing, possessing this kind of, you know, lady. And then you see then they are destroying, Maremsi is destroying you know, the life of this very girl because of jealousy, because this very girl was just learning in the school and was having good marks. Her name is Kumba, and then this witch, whose name is Maremsi, is just possessing her, is just hypnotizing her, because she doesn't like her to, you know, to have good marks and to be the best one in this very student. That's why, you know, today you see even you know, the lady, I mean the witch Maremsi, just, you know, threatening, you know, the mother of this very girl. Because it's not this very girl talking, but this is the witch whose name is Maremsi, threatening, you know, the mother of the lady, telling her, yes, I will kill you because you brought me here. Even, you know, threatening, you know, her husband, the husband of this very girl, telling him, I will, you know, kill you also because you brought me here, and then everybody will know who I am. You see then, witches and then jinns, you know, don't like to be seen, don't like to be known by everybody. That's why they say, you know, I will kill you, I will do something like that. Even the witch Maremsi was telling to the marabout, the marshal, the king of the king, the Khalif general of the jinns, you know, the guy who is just, you know,
ill-treating, the witches, telling him that, I don't like you to show everybody who I am. But the Marabu told her that, I will do it, because since you're here and you're following this lady, you don't like to let her go, so I will, let everybody know who you are. You see, then this very situation, the Marabu Thierno Moule Sow will be then talking with the family, with the, the mother, and then try to see, which kind of agreement they will have, so that, he will heal this lady and make her, live happily, live nicely. So I let the floor to the Marshal Thierno Moule Sow. He will deal with his, he will deal with his healing session. Just to remind you that you are on TMS TV, your favorite channel, the channel which is, just showing what is hidden. Mashallah, jërëjëf Saliou Samb, jërëjëf Moustapha Fall, mashallah. Léegi gis nga ko, nit ki bu daanoo dañ koy defar ndeysaan, gis nga ko déjà dëmm yàq nañ jàngam yàq nañ avenir am. Donc est-ce que dëppoo non da nga kaa dëppoo de du noonu de jëlal lii yëpp dara jëlal lii ñii dañuy xam ne affaire yi yëpp waaw ñu dafa am solo parce que dañuy muur cëram bëgguñu bu daanoo du kii moo tax lii yëpp dafa baax ñi di gis parce que bu nit ki daanoo du doon moom moo tax ñu koy solal di ko woddu da ci am solo parce que nit ki bu daanoo sërëm yëpp mun na taas affaire yooyu te dañu koy filmer muy dem YouTube moo tax aussi ñun kat dañuy defar ba mu baax maanaam macha allah bu daanoo ñu wodd ko du tee ñu liggéey def suñu liggéey nag waxtaan ak dëmm yi waxtaan ak jinne yi waaye du tee ñu def suñu liggéey moo tax xaw ma fa lañ jëlee jàllaaba bi ñu solal ko léegi nag pare ngeen pour bàyyi ko wala pare woo leen pour bàyyi ko pare ngeen pour bàyyi ko ah léegi yéen dëgg-dëgg li ma leen def nii est-ce que mus nañ leen ko def jox ko micro bi teel ko micro li ma def nii mus nañ leen ko def. déedéet. ah déedéet. actuellement ni foo nekk ni yaa ngi fan nii. suñu kër. yaa ngi seen kër. waaw. yow ñaataan nga am. 7 ans. ah 16 ans. 16 ans nga am. waaw. yow kan yaay wax ni. Mayram Si. mais gis nga ñoom ay xale yu ndaw lañu waaye ay dëmm lañu. ay xale yu ndaw lañu mais ay dëmm lañu mbokk yi lii dafa jaaxal. ay dëmm lañu parce que bu seen waajur nekkee ay dëmm ñoom it dañuy judd ci nekk dëmm gis ngeen lii dafa garaaw léegi nag ñoo ngi ci école bi di jàng bu ñu gisee kii moo leen ëpp ay notes yu baax rek ñu dugg ko pour jalousie dugg leen ñu yàqal ko njàngam yàqal ko avenir am yéeme na de ah. toujours noonu lay demee nag ci réew mi. ci école yi ci entreprise yi. ci fépp. bu ñu gisee muy jóg ci seen kanam rek. dañ koy dugg. dañ koy suruxal jéem ko gasal kàmb wàcce ko. toujours ñu gis ci ay exemple yu doy waar. même fii ci kër gi sax. da ngay gis ni ñi fi ñëw ñu baree bari. dañuy ñëw di expliquer comme moom li muy wax ni donc mooy waral souvent yenn jafe-jafe yi am ci yenn entreprise yi di am également ci yenn écoles yi muy jalousie ak méchanceté ak soxor waaw loolu nag defe naa ni bi Sénégal nekkee Sénégal wala bi àdduna nekkee àdduna ba léegi même ci sëriñ ci sax bu ñu gisee ki nga xam ni yàlla may na ko ci kaw suuf luy kenn mayul da ngay gis ñu indi affaire jalousie indi méchanceté waaye xam nga taal bu yàlla taal moom sànni ci matt rek moo gën parce que boo ko jéemee fay aussi safara si da lay lakk rek da ngay dem ba safara si di la lakk du maanaam sa yaram du lakk waaye day lakk sa biir xol di lakk say cër ba nga xëy faatu kon defe naa ni jalousie baaxul méchanceté baaxul soxor baaxul parce que nit ki la yàlla def ci moom mu neex day am mu naqari day am donc loolu defe naa ni lu am solo la aussi adduna bi di ko xam à travers TMS TV. mais nga xam ni. macha allah dogguma la. mais est-ce que nit ñi xam nañ loolu est-ce que nit ñi am nañu ko xam nag waaye bariwul est-ce que xam nañ ne. maanaam soxor ak iñaan. boo soxoree nit ki iñaane ko da nga koy gën a yokk. démb jinne bi wax na ko. nee na kee doomu baayam daf ko sànni woon ci àll bi. pour lan
pour lor ko far jinne bi ñëw jël ko ne ko bés ni ki tey dinaa la taxawul dinaa la jàppale dinaa ànd ak yow def kon nag parfois da ngay soxore nit ki ba defaral ko ba parfois da ngay iñaaneel nit ki ba yaakaar na yaa ngi koy yàqal mais fekk yaa ngi koy yëkkati fekk yaa ngi koy dimbali ñu ci bëree bëri xamuñu ko waaye souvent yàlla suñu borom di leen woon ay exemple waaw ci exemple yooyu bu ñu amoon seetlu dëgg-dëgg defe naa ni danañ delluwaat ginnaaw mais ñu ci bëree bëri dañuy dem rek nekk comme koo xam ne ab silmaxa la rek ba daanu ci biir kàmb gi ñu bëri nag xamuñu ko parce que bu ñu ko xamoon defe naa ni duñ ko def parce que ngay soxoree nit ki wala ngay jalousie nit ki alors que boo ko jalousie ak loo ko mën a jalousie loo ko mën a soxore by force yàlla suñu borom li mu def ci moom day am by force li mu war a am daf koy am donc nga soxoree ko nga jalousie ko dafay am donc nit ki li ko yàlla def da nga ko war a nangu nga xam ni suñu borom moom mooy maye suñu borom moo def ñiy weex def ñu ñuul suñu borom mooy def kii am benn kii am juróom defe naa ni ku jël sa jaar-jaar tey nga xam ni dugg nga fu ne pour uti xam-xam dem nga ba Burkina Faso nee nga ñu dem nga ba da nga daan dugg ci àll bi di lekk ay orange waaw ba sa gémmiñ gi di xar kon defe naa ni xëyoo xëy rek mbir mi ñëw parce que da nga am foo jaar dugg ci ay xaaxaam dugg ci ay dëgg dugg ci lu ne waaw xiif nga mar nga toog naa ay fan ay ñetti fan doo lekk doo naan xam nga ni kon coono lu réer borom fu mu fan la mujjee yàlla suñu borom fekk ci la ci li nga bëggoon yéeg naa ay montagne nga xamante ne da ngay raam booy dox montagne yi doo taxaw ndax boo taxawee da ngay daanu dugg nañ ci àll yi nga xamante ne lekk amul naan amul da ngay yor sa xaalis doo gis bitik looy lekk ay fruits rek ngay gis ay mango ay orange loolu di naan ay ndox yi nga xamante ne ay ndoxu taa parce que ay ndox yi nga xamante ne da ngay dem ba ci digg àll bi doo gis robinet doo gis dara àll yi nga xamante ne amuñu courant amuñu dara da ngay def nii da ngay def nii boo defee ni ndox mi def nii naan ba màndi nag dem sa yoon moo tax day yooyu yëpp jaar nañ ci daal moo tax day baax ñu indi sax émission yu mel noonu waaw nga xam ni dañuy wax ci jaar-jaar nit ki pour àdduna mën a xam ni kii xëyul xëy rek ñëw am li mu am dafa jaar fu ne yàlla suñu borom fekk si ko ci li nga xam ni moom la bëggoon mooy maanaam li ngay faral di wax gëm sa bopp waaw kay xam nga nit ki boo gëmee sa bopp rek li nga bëgg da nga koy am loolu la ñuy wax ci tubaab da ngay atteindre sa objectif et je pense que loolu c'est important dëgg la waaw loolu nag ci fii lay xewee ci la TMS TV nga xam ni mooy feeñal li nëbbu woon macha allah di tukki sans adresse te xam nga loolu moo gën a metti tukki sans adresse tey exemple nga ne war nga dem Tamba te xamoo fa kenn xam nga loolu dafa métti nga ne cëpp ci garage bi xamoo fa kenn nekk ab doxandem doo nekk ak doxandem xamoo ci ñi ngay dal ay dëmm lañu xamoo ay jinne lañu ngay tëllëxee di dem rek macha allah kon jaar-jaar dafa am solo comme ni nga ko waxee Dakaaru xëyul sotti maanaam nit day am jaar-jaar mais munoo tëb rek bëgg a laal asamaan bi munul ne foog nga am jaar-jaar bu gis nit def étage rek nga xëy ne dangaa bëgg a def étage laaj ko moom fu mu jaar bu la waxee fu mu jaar sax da nga naan doy na waaw da nga naan doy na waaw kon nag macha allah loolu Senghor daan wax fa ma jaar ka fa jaar tax ban waaw kay macha allah kon nag macha allah TMS TV ñoo ngi leen di ñaanal ci kaw ci kanam ci lu baax amiin ndax TMS nag macha allah day yeetee te barki Dembo Ndiaye émission li ci jinne bi émission bu neex la macha allah yaa ngi ciy wax bu baax a baax ñëpp kontaan nañ ci ñoo ngi naan Thierno xam naa ne da nga meroon ma ne la man meru ma sax man du ma mus a mer dama tàngoon wax di am ak xaal man du ma mer te lu mu tàng-tàng waaw lu day sedd ma ne leen macha allah man du ma mer man macha allah romb man maa mag mer man bu ma meree rek day yàqu moo tax du ñu mer waaye parfois dañuy tàng wax ak xaal mais ñun du ñu mer dañuy tàng yëngal jinne yi bu baax waaw bu ñu tàngee dañuy wax ak xaal bu ñu waxee ak xaal doomu aadama dañuy yaakaar ne ñun dañoo mer waaye ñun du ñu mer parce que li ñun ñemewuñu mer bu ñu meree baaxul moo tax du ñu ñemewuñu mer
du ñu mer dañuy tàng nag. dañuy tàng jër. dañuy sauver parfois. waaye ñun du ñu mer. macha allah. moo tax émission boobu noonu émission bu mag li ci jinne bi. gars yi ñoo ngi koy seetaan taalibe yi ñoo ngi mooy partout dans le monde. macha allah ñu naan ma sëriñ bi bul wax bul ni ma ne leen no waxuma dama doon waxtaan rek. dama doon waxtaan rek macha allah dañ doon waxtaan rek. parfois nag macha allah nga waxtaan. indi démb. waaw indi jaar-jaar yi. xamal leen kan mooy Thierno gars yi. waaw loolu la rek macha allah mais dañuy waxtaan noonu rek dañuy waxtaan. am na solo waaw macha allah gis ngeen kii xale la bi nga xamante ne am na xel am na avenir ci jàngam. jalousie jàpp ñi nga xamante ne ay collègue am l'école lañu. doon ay dëmm. gis ko ci école bi. ñëpp bëgg ko mu am ay notes yu baax. ñu daal di koy dugg yàq njàngam. ba pare di ko indil ay jafe-jafe. ba pare nar ko sonal nar yàq avenir am. yaayam dem na Casamance amul fu mu wóorul ci Casamance. Fuuta bi dafa dajale Fuuta dafa war mbëkk Fuuta dajale. dem Fuuta Murtane dajale fa dara. nee na maamam antar na ko ñaari weer hôpital amul mbokk yi nag defe naa ne nag maamam antar na ko ñaari weer hôpital. ñaari weer hôpital la ko defe naa ne tey. pour ñu faj ko. waaw hôpital la njëkke maam ji hôpital la njëkke ñu boole ci am na fu mu ko doon yóbbu. ndekete ay dëmm ñoo ko jàpp. am kii fépp la ko yóbbu maam ji amul fu mu ko yóbbuwut. kon xam nga ni hôpital kon xam nga ni hôpital ci kaayu yi munu ci yu baree bare mi ngi xew ci àdduna hôpital munu ci dara. si ñaari weer yooyu lay dem ba tane génn suba balaa ngoon ñu delloo. yow maamam ba mu ko doon yóbbu hôpital jamono yu jooju yéen loo leen ko doon def jamono yooyu foo leen nekkoon. lan. maam mu xale bu jigéen bi yóbbu na xale bu jigéen bi hôpital. pendant ñaari weer. actuellement yow jamono jooju yéen lan ngeen doon def xale bu jigéen bi jamono jooju ñu ko yóbbu hôpital. dinañ ko doon sonal. yéen a ko doon sonal. waaw di ko fat. di ko fat. waaw pour mu dee. pour mu dee. pour mu dee. kon da ngeen ko bëggoon rey. est-ce que hôpital mënoon nañ faj loolu. ah. hôpital mënoon nañ ko faj. dañuy pikiir. dañuy pikiir mais pikiir bi mënul faj fatt bi. moo koy gis ngeen dañ koy yóbbu hôpital rek buñ demee buñ ko pikiiree mu xaw a tane nii rek jinne dëmmuy rocceeku. ñan ñoo ko doon def crise. yéen. léegi nag adduna bi Sénégal monde entier yi na ngi dégg léegi nag kon xam ngeen ne man sax temps boobu yëguma ko temps boobu man si mujj bi lañ ma ko wax. waaw maam ji moo ko kii woon. dégg ngeen lool ak keneen ki mu nekkaloon. waaw. dégg nga boobu kooku maam bu ndaw bi. kooku moo ko ànd moo nekkoon nag moom si hôpital bi. ñaari weer ñu ngi si biir hôpital bi. médecin yi ni leen respecté Sénégal ñun war nañu respecté noonu. ñaari weer ñu ngi fa. parce que war nañu jox ak war nañu jox. ñu boole ci fajum li ñu def ñun war nañu jox amul ak fu ñu demut. parce que ñii. li médecin yi mënuñu ci dara ne yëguma ko ñëpp ñu siy daw mujj bi lañ ma ko wax. waaw médecine traditionnelle la ma ne médecin moderne yi. mënuñ ci li dara luñ ci def maam di dégg daw ngeen nañ loolu ba sonn. mais Sénégal ba léegi fonkuñu médecine traditionnelle. fonkuñu médecine traditionnelle joxuñu gëdd médecine traditionnelle. joxuñu leen cër joxuñu leen valeur. léegi sax la ñuy commencé am valeur tuuti ndax li ma ba ma ñëwee man dama imposé wane xam-xam wane baatin. ba pare wane lu leer. waaye ba tey ñun dañu war a jox valeur. parce que hôpital mënul. maanaam fajum cosaan. waaw docteur yi am na lu leen yàlla may macha allah ñoo ngi matal. waaye ñoom mënuñu lépp mënuñu faj lépp. am na li nga xamante ne lii domaine cosaan domaine la ñun. mooy fajum cosaan mooy wàllu dëmm wàllu jinne wàllu rab. ak ay feebar ndoxum siti hémorroïde ak yooyu noonu. et cetera ku ñu liggéey ku ñu dofloo. loolu hôpital mënu ci. hôpital feebar yu mu mën macha allah ñoo ngi bay si seen waar bu baax a baax. waaye nag gouvernement bi war na jox gëdd médecine traditionnelle. waaye médecine traditionnelle tamit lu tax gars yi mënuñu ko jox gëdd. parce que dafa bëri ñuy jóg di mbubboo maa mën di mbubboo ay sëriñ. di mbubboo borom xam-xam te fekk xamuñu dara. mooy fooy ay booy ndaw ñooy jóg da ngay gis ne booy ñii ay mécanicien lañu woon da nga daan bàyyi booy ñoo ngi ci daara ba di jàng nga jékki-jékki gis leen. ñu bàyyi ay sikkim bàyyi karaw sol ay bolok ay yërey ngande yor kurus.
di woote affaire sëriñ damay faj lii benn sëriñ nee na dana faj téeméeri feebar wala benn garab dana faj téeméeri feebar xam nga loolu day dem ba nit ñi duñ leen gëm duñ leen jox valeur duñu xàmmee ki mën ak ki mënul waaw léegi nag man damaa ñëw génn feneen indi leneen li nga xamante ne ñoom kenn indiwu ko maanaam dama ñëw di consulter di filmer maanaam dama ñëw di faj di filmer di wane samay preuve di jàpp jinne yi di waxloo di jàpp dëmm yi di waxloo di leen jëfaruloo ñuy jëfaru di leen tuubloo di leen dugal ci diine l'islam defe naa ne preuve mënul weesu loolu di filmer waaw tubaab lu mu bëgg tubaab lu mu gis ak lu ñu bind la xam ñu nag macha allah ñoo ngi wane ci vidéo yi moo tax dañu war a delloo gëdd ñun ñun dañu war a jox gëdd parce que li ñuy def da ngay gis ku ñu yenn fi yóbbu ko France yóbbu ko Amérique pour faj ko waaye bu ñu demee dara mu dellu siwaat ñëw ba fii ci suñu loxo ñu teg ci loxo rek yàlla dimbali nit ki jóg ñoom ñoo ngi def seen liggéey macha allah yàlla may na leen waaye nag yàlla mayu leen xam-xamu jinne xam-xamu dëmm tubaab yi sax ñoo ngi daw di ñëw fii américain yaa ngi ñëw français yaa ngi ñëw waaye li yàq faj bi mooy dafa am ñu ci rax boo xoolee sëriñ yi nekk ci Sénégal yëpp buñ nekkee 100% boo xoolee ci biir 100% yi 3% wala 1% wala 2% ñoom ñooy dimbali askan bi ñeneen ñëpp ay faux lañu. mooy pompiteer yu nëb yi nekk ci ñeneen saako ñëpp bi ay rek pompiteer yu nëb lañu. waaw parce que nag am na ñi nga xamante ne dañuy mën a faj ay ndoxum siti ay nangam ak yooyu am na waaye nag comme li may def nii defe naa ne mel na man rek maa koy def fii ci Sénégal waaw dëgg la maanaam di comme lii ci àdduna kay waaw kon war nañu jox suñu valeur parce que normalement képp kuy faj gouvernement bi war na mën a bàyyi xel ci li ngay def su nekkee ne li ngay def maîtriser woo ko ñu daal di lay arrêté nga bàyyi loolu nga dem xooli leneen nga dem jàngi métier wala nga dem continuer sa daara non c'est normal parce que maanaam tey da ngay gis benn Moustapha sax jékki-jékki rek sol dara am nga daan gis mu ànd ak Thierno rek mu jékki-jékki sol dara am exemple ne sëriñ la nga jékki-jékki gis Saliou Samb jóge fee ne sëriñ la léegi doo xam quoi waaw loolu moo ñu sonal doy na waar wallaay waaw kon nag macha allah faj bi parce que li ñuy def nii dafa am valeur tey di jàpp ay jinne di leen wax loo di leen jëfaruloo ñuy wax di yee nit ñi tey gis nga TMS TV doomu aadama yi ñoo ngi koy seetaan bu baax a baax nit ñi ñoo ngi suivre de parce que dañ ciy jëlee xam-xam ñu bëri dañ ma naan Thierno yaa ma yee sama àdduna man dama réeroon waaye Thierno yaa ma yee lépp li ngay wax ñoo ngi lay déglu gis nga tey bu ñu nekk nii di wax jinne bi di wax dañ naan nañu bàyyi jinne bi wax nañu mayante parce que kon ñi ñaa ngi ñi suivre kon nag na gouvernement bi war a bàyyi xel ci médecine traditionnelle am na solo ci réew mi médecine traditionnelle am na solo macha allah Moussa kàddu yi am na solo bu baax a baax sëñ bi defe naa ni day fekk si rek yenn ci patients yi nga xam ni ñu ngi leen doon jël démb ci grand reportage lii sëñ bi wax am na lu ñu ci jot a junj boo wax ni Thierno Moule Sow international fi mu toll tey état bi daf ko war a accompagner état bi da ko war a encadrer xam nga état accompagner ko encadrer ko mooy fu ne nit ñi ngi fay jóge mi ngi jàppale askan bi état bi aussi da ko war a accompagner ko mooy maanaam jàppale na askan bi parce que tey ku jinne dugg wala ku rab dugg wala ku dëmm jàpp boo demee hôpital du ko mën a faj fii ngay ñëwaat fii ci kër gi donc je pense que loolu c'est important defe naa ne loolu du caaxaan donc état war na mën a accompagner ku mel ni Thierno Moule Sow te tey pour dëggal loolu rek damay wax que ni toujours li ko yàlla may macha allah moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am importance la moo tax tubaab bi ci côté boobu dañu ci mën ci côté bu bare waaye nag xëj na sëñ bi jombul ni loolu sax du ma wax jombul ni waaye am na ñu ngi lay bàyyi xel di la xool xam naa ni yàgg-yàgg daañu ñëw waaw parce que comme fii lay tàngee te fii lay seddee te nit ñi bu seen bët xonqee fépp ci Sénégal ak ci àdduna ñi ngi ñëw yàgg-yàgg comme fii lay tàngee
fii lay seddee Saliou. c'est ça fii lay tàngee fii lay seddee comme ni ko Moustapha waxee donc mu nekk dëgg gu wér péng comme ni ko marabu bu waxee Thierno Moule Sow the king of the king la xalif général des djinns donc ni mu ko waxee lu leer la médecins yi wax dëgg yàlla ñu ngi def seen warugal donc mais am na feebar yoo xam ne du médecins yi ñoo koy faj médecin moderne dafa am yoo xam ne fajum cosaan la yoo xam ne nii vraiment sunu culture la yooyu médecine traditionnelle rek moo ko mën a faj donc ay genre feebar yu mel na ay hémorroïdes ak ñoom seen yooyu fajum wolof ci la gën a gaawee lu jëmee ci rab lu jëmee ci jinne aussi loolu fajum wolof ñoom ci la gën a gaawee yàlla may na ko xam-xam ci wàllum jinne wàllum rab wàllum dëmm donc képp koo xam ne nii yow gis nga genre yu demee noonu muy jàpp sa famille defe naa ne balaa ngay dem hôpital ñu lay pikiir di la sonal ngay def iris ñu lay pikiir ngay nelaw ñëwoon fii moo gën a gaaw bu ko defee ñu mën la faj mu jeex. Alors chers internautes, chers téléspectateurs, comme vous l'avez si bien compris en wolof, donc le marabout a expliqué une chose très importante parce que vous voyez donc les Sénégalais d'habitude nos compatriotes donc pensent que vraiment les médecins peuvent tout soigner alors que tel n'est pas le cas. Il y a de ces genres de maladies qui ne sont pas soignables par les médecins. Donc ce qu'on appelle hémorroïdes par exemple ou bien donc les possessions, une personne possédée par donc un esprit, par un djinn ou bien par un sorcier ou bien une sorcière, ce sont des genres de maladies que seuls les médecins traditionnels comme Thierno Moule Sow donc peuvent soigner. Donc ce ne sont pas des maladies qu'on soigne au niveau de l'hôpital parce que si la personne est possédée par exemple, elle fait des crises donc par-ci par-là, si on l'amène à l'hôpital, donc les médecins ne pourront faire que donc lui administrer une piqûre et cette personne va continuer à dormir et quand elle se réveille, donc il y a la crise qui revient. Donc ce sont des genres de maladies donc qu'on devrait tout simplement amener vers les médecins traditionnels tels que Thierno Moule Sow qui a cette capacité vraiment de maltraiter les djinns et de les convertir en l'islam, de les sortir donc des personnes qu'ils possèdent, les djinns je veux dire les esprits, et tout simplement de maltraiter les sorciers et les sorcières et de les sortir donc des personnes donc qu'ils sont en train de posséder. C'est lui qui a cette capacité. Donc si vous avez ces genres de maladies, mieux vaut venir ici ou bien voir quelqu'un comme lui pour tout simplement régler la situation une bonne fois pour toutes. Parce que si vous allez au niveau de l'hôpital, donc vous allez perdre votre argent là-bas, vous allez perdre votre temps sans pour autant avoir gain de cause. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, this is really important what the Marabout, the Marshal, the Khalif General of the Jinns, the king of the king, was just, saying, because you see then that some persons are just being, possessed by jinns or the spirits or, witches or just, hypnotized by witches, by jinns, by spirits, but they try to go to the hospital because they think that every kind of disease, the hospital, the doctors, in Senegal, I mean, the modern doctors can heal, whereas it's not the case because, these kind of diseases aren't, being healed by these kind of doctors. You must come to doctors like Thierno Moule Sow, the king of the king, the marshal, doctors who are, able to, just ill-treat the jinns, to ill-treat the spirits and make them get out from the body of the persons that they are hypnotizing, that they are possessing. So whenever you have this kind of problems, you see somebody, possessed by a jinn, possessed by a spirit, you would better come here, or see somebody like him so as to be, really, how to say it, to be satisfied, and then so that this person could be healed nicely and quickly. Because when you go there, you will waste your money, you will waste your time without being satisfied. That's why we urge you, and even the government must respect this kind of doctors, the traditional doctors, because they are doing something really important. They are healing persons that are possessed by jinns, that are possessed by spirits, that are possessed by witches, whereas the doctors, the modern doctors, cannot do these kind of things. That's why we're urging the government even to help him or persons like him, because they must be helped. They are doing a
a real good job, a very, very, very good job. So then I won't be lasting in this, very, very side. I just give the floor to Thierno Moulay Sow. He will, deal with his healing sessions, and we're gonna see what will happen after, because Thierno Moulay Sow will be just discussing with the family, because to heal this kind of disease also, you have to make some sacrifices, because you must be buying cows, you must be buying goats, something like that. So he will just talk to them and see how they will have an agreement, and then try then to heal this very, lady lying down and being possessed, being really, ill-treated by, the spirits, by the witches. Alors donc je disais tout simplement en anglais, donc dans la dernière phrase, que nous allons tout simplement laisser la parole à Thierno Moulay Sow, donc le Khalife général des djinns, le bourreau des sorciers, pour qu'il puisse tout simplement discuter avec la famille et savoir donc quel accord ils vont trouver tout simplement pour soigner cette demoiselle qui est couchée. Parce que pour soigner ce genre de maladie aussi, ça nécessite des sacrifices. On va acheter peut-être des bâches, des chèvres, ce genre de choses. Il y a des sacrifices qu'on doit faire. Donc il va essayer de leur parler pour voir comment faire donc pour soigner cette demoiselle et lui permettre de vivre en paix. Les gens cherchent quelqu'un comme moi. Mais pour moi, c'est pas facile ici. Oui, c'est sûr. C'est ça. Et les marabouts, c'est difficile. Parce que le Dieu, yàlla lu ma jox yombul joxu ko keneen, parce que kii dafa wër Sénégal, wër Fouta. li ma def amul kenn ku ko def. dafa wër Casamance tamit, parce que da nga ne nañu ñëw ci man wala ñu xool ku mel ni man. léegi nag ku mel ni man ki nag mooy problème bi. moo yombul. waaw loolu moo yombul. waaw loolu foog nga leeral foofu. C'est une manière juste de parler pour ne pas être catégorique. waaw xam naa je comprends ça, mais foofu laay dama doon leeral foofu rek ku mel ni Thierno Moulay yombul, parce que maanaam moom dafa dajal. defe naa ne li ma doon wax fan yii xam nga Casamance bu njëkk lu xew rek ñu ne nañ dem Casamance. dégg nga yaayam nee na ko dinaa yóbbu leen sa doomi Casamance ci jalang yi. bu njëkk Casamance dundoon na, jalang yi dundoon na, bëri woon na ay xam-xam macha allah, mais borom xam-xam yëpp dañoo faatu. bàyyi fa seen i doom, ñenn ñi bàyyiwuluñu seen doom dara. tur ba moo fa ne, mais xam-xam tuxu na. muy Fuuta tamit defe naa ne Fuuta wali yu bëri macha allah fa lañ jógee. bu njëkk amoon na ay xam-xam, amoon na ay waliw, mais macha allah fu mu nekk ni borom xam-xam yu bëri dem nañ yóbbaale seen xam-xam. léegi nag tur moo fay ne rek, mais li fa daan gaa yi séntu, li fa daan gaa yi di séntu dafa ne. waaw loolu la, tur ba moo fay des nag. léegi nag xam-xam yëpp dafa tuxu nag ñëw ci Dakar ci Thierno Moulay, parce que li gaa yi daan seeti Casamance mu ngi fi, li gaa yi daan seeti Fuuta mu ngi fi. defe naa ne dem na Mourtane, gis na dem na ci naar bu xonk, mu jinne bi dëmm bi jàpparloog ñaar bu xonk bi duma ko, man gis nga dafa tëdd ñaret, amul fit wax ak man, amul fit sax xool ma. kon yàlla mu mun a yàllaay maye. kon nag baatin bi ci man yombul. ku mel ni man dañ ko wër de ba sonn duñ ko gis, xanaa ñu ñëwaat gis ma, waaye ku mel ni man yombul. foofu damay leeral rek macha allah. waaw léegi nag bu ko defee wax bi leer na, dañ doon leeral parce que fu mu nekk nii léegi ñu wax ak yaayam nag ñu xool nan la ñu mën a fajee doomam bi. jëkkëram bi ñëw na, moo ngi fi, jëkkëru xale bu jigéen baa ngi fi. léegi nag ñu waxtaan ak famille am pour ñu mën ko faj, génne dëmm yi. bër set na, ban heure moo jot te reeraguma ni portable baa ngi noonu, ban heure moo jot. sant bi ñoo ngi ci 3h55. waaw déjà gis nga liggéey bi dafa métti, yéen ñii seetaan gis nga dañuy sonn. gis ngeen man damay wane heure ñi xam instant bi ma ne ban heure la. waaw loolu da ciy am solo instant bi nii. waaw te instant bi boo demoon ci kër sëriñ yu bari instant bi ñoo ngi lan dégguma. waaw yow yaa wax waaw kon instant bi boo demoon ci gars yi bëri fekk na ñoo ngi nelaw, waaye gis nga ñun ñoo ngi nii reeraguñu macha allah, ñoo ngi ci liggéey bi. kon nag macha allah ñun nelawuñu, maanaam comme chinois yi, xam nga chinois yi ñoom dañuy liggéey guddi ak bëccëg. léegi nag ku la dàq liggéey moo la gën a avancé. boo gisee réewu Amérique
gën ñu avancé ak réew tubaab yi ñoom ñoo ñu gën a liggéey ku liggéey rek avancé. ñi nelaw bëriwul. waaw parce que dañuy liggéey waaye ñun Sénégal fii dañuy nelaw ba naaj bi tàng ñu jóg boole ci wax ju bari loolu moo ñu sonal kon nag macha allah mbokk yi ñu wax ak njaboot gi wax ak famille bi bu ñu tombee d'accord ñu dimbali leen gannaaw ku dem ba Casamance dem ba Fuuta wër Fuuta dem Wuro Sogi dem fee naka la dem Mauritanie juróomi at ci biir juróomi at yooyu ndeysaan bu mu ñëwee ci ay minutes ay secondes laa wax ak moom jinne bi dëmm yi nee na dañ koy bàyyi kon nag defe naa ne loolu sant suñu borom la. ci juróomi at yi dañuy dem ci ay sëriñ waaye fu ñu dem rek dañuy sonal sëriñ yooyu. dañuy sonal sëriñ yooyu te defe naa ne man maa ngi en forme defe naa ne moom moo tëdd filmer ko moo wàcc waaw kon nag fii rek ngeen di xam ne doole yemul waaw maanaam ki ko mën ak ki koy jéem du benn waaw kon sant suñu borom la. Wow, machallah. Alors donc, comme vous l'avez entendu, donc le marabout Thierno Moulé Sow, le maréchal, le khalife général des djinns, donc le bourreau des sorciers l'a si bien expliqué. Donc cette demoiselle et sa maman ont fait le tour du Sénégal. Donc elles sont allées en Casamance, donc à Ziguinchor, je veux dire, en Mauritanie. Mais vraiment en quelques minutes, donc la sorcière qui possède cette demoiselle était tout simplement en train de malmener les marabouts. Donc les marabouts ne pouvaient pas du tout la soigner, et cela depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, donc elles sont venues ici. Et en quelques minutes, le khalife général des djinns, le maréchal, le bourreau des sorciers, Thierno Moulé Sow a pu terrasser donc la sorcière qui est là, donc tout simplement couchée, qui n'a même pas l'audace de regarder le marabout. Pour vous dire tout simplement que Dieu, vraiment, c'est lui qui donne ses pouvoirs, et c'est Dieu qui a délégué ses pouvoirs à Thierno Moulé Sow et qui lui permet tout simplement de pouvoir donc maltraiter les djinns, de pouvoir maltraiter les esprits, de pouvoir maltraiter les sorciers et de les sortir donc des corps des personnes tout simplement qu'il possède. Donc vous voyez un peu, donc si vous avez ces genres donc de situations, c'est ici uniquement que vous pourrez tout simplement régler ces genres de situations. Donc ça se passe ici sur la TMS TV, la télévision qui montre tout simplement ce qui est caché. Donc comme le marabout l'a si bien expliqué, il va parler donc à la famille, son mari est là, sa maman est là, et ils vont essayer donc de trouver ensemble un terrain d'entente pour pouvoir maintenant voir comment faire pour tout simplement soigner donc cette demoiselle. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, as you can understand, the marabout was explaining it, because you see this very lady, who is just accompanied by her mother, were just, going all around the country of Senegal, going even to Mauritania, to Gambia, Ziguinchor, something like that. But they couldn't even see one marabout who would be able to heal this very, lady. But today they came here, because when the lady just came there, when the lady just went there, the spirit, the witch who is hypnotizing her was just fighting with these kind of marabouts, and these marabouts finally let down and say that they couldn't heal this very lady. But today they are here, and then in front of Thierno Moulé Sow, the king of the kingdom, Marshal, the king of the witches, you see it, and this very witch, because when I talk about this witch, I talk about Marimsi, I talk about that lady who is hypnotizing, possessing this very girl. She's just lying down because she knows that Thierno Moulé Sow is really powerful, and his power is being just given by God, and he is the one who can just heal this kind of disease. That's why they are here today, and they know that they have been just wandering here and there some like 5 years without being even satisfied. But today they know that they are really in the very house, in the right house, with Thierno Moulé Sow, the right marabout who can just heal this kind of disease. So Thierno Moulé Sow says, as he said, he will then be just discussing with the family, because her husband is here, her mother is here, and the very girl is here. They will be discussing together and see, which kind of agreement they will just find so as to heal this very lady. So I just to tell you that you are on TMS TV, the favorite television, the favorite channel showing what is given. So we'll come back to you and see what will happen, because whenever they have an agreement, we're gonna see, just what will happen for this very lady.